Bonsoir amis internautes Dakar Live, bienvenue dans votre émission Star Week. Tey nag dañoo am ndaanaan ci biir ndaanaan yi seen émission Galsen Generation saa su ne ñuy waxtaane lépp loo xam ne rek ci hip hop la waaye ci actualité. Tey nag dama nekk ak un frère Nara P dama koy jox mu nuyoo le temps ñuy commencé li nga xam ne moo si émission Mohamed Nara. yow man nag Ndeye maa ngi lay siyaar maa ngi siyaar ñëpp ñi seetaan Dakar Live à travers Galsen Generation. So I'm here Nara P from Penku side artiste rappeur bu dëkk Kaolack. Bless. Macha Allah Nara yow kenn du la présenté si li nga xam ne moo nekk ci game hip hop ci Sénégal Nara su ma juumul depuis 2012 nga nekk ci li nga xam ne mooy game bi de 2012 à 2020 est-ce que mën nga ñëwaat ci sa carrière bi nga xam ne moom nga débuté à Kaolack mu métti trop nga ñëw Dakar xëndal ko ba yàlla may la tey Sénégalais yëpp xam la quoi. waaw comme ni nga ko waxee Nara P rappeur la boo xam ne dafa def carrière boo xam ne c'était pas évident. comprendre nga donc parce que 2012 laa commencé ak benn crew bu tudd Ref Level Pikine la ñu démarré donc ñu évolué ba 2016 17 donc ñoom ñu am ci leneen lu ñu nekk donc ma leen di ñaanal yàlla xam nga voilà mu jig leen mooy sama brother bii de bass ak Teuda donc muy nekk ñaari gars yoo xam ne ñoom ñoo ma initié ci rap ñoom ñoo ma wax laa ñoom ma njëkk a wax ni lii mooy lii ci hip hop donc voilà ma commencé def carrière solo. di def carrière solo affaire bi dëgër trop métti xam nga gen bi moom Sénégal moom daanaka ñëppay rap donc affaire bi dafay day xaw a dëgër quoi donc moment bi ma demee ba nga xam ne ci laay commencé découragé ci laa dajeeg waa Penku Side voilà donc waa Penku Side ñoo ma teg loxo ma def ay projet 3 projets ba fii ma toll nii avant ñu ñëw ci projet yi sa digganteeg Penku Side nan nga def ba link boobu am yaag Penku Side certes tu es de Kaolack ay label bëri na Kaolack mais la fait nga jógee Jalañ dem Kasnack ba bokk ak Penku Side ba ñëw teer ak fi nga xam ne moo nekk parcelle di liggéey ak waa Penku Side rapport boobu noonu ngeen am ba mu am nan la demee. waaw rapport boobu mën naa la wax ni man sax xaw ma nu mu demee parce que voilà je dirais que rapport la boo xamante ni yàlla daf ci def loxoom parce que moment bi may découragé ci lañ ma feeñ donc bi ma demee ba ci biir ci laay doog a comprendre ni. avant tout déjà avant ay lien parental di dugg dama comprendre ni Penku Side fa laa dëkk lan moo tax je me pose la question à savoir lan moo tax ma bokk Penku Side fa laa dëkk parce que Penku Side tout ce qui est Penku c'est Penku Side donc bokk fa bokk ci li nga moom la quoi donc après ci laa découvrir ni voilà ñii nekk samay famille lañ quoi parce que Gadiaga c'est un grand frère c'est tout pour moi loo xamante ni xam naa ko avant may dugg Penku Side mais li ma ci ignoré woon dafa bari quoi mooy li ma ci gën a xamal après donc Penku Side dama ci rendu compte que ni sama kër la fa laa bokk lu ma moom la kenn gënu ma cee yeey donc noonu donc lien la boo xamante ni yàlla moo ci def loxo c'était naturel ñu xamante ñu nekk famille. ñu nekk famille nga dugg Penku Side macha allah chaque vendredi je peux dire chaque vendredi si je me trompe pas nga def ay freestyle génnee ko sénégalais yi naan waaw mais kii kan la waa ji fu mu jógee gars yi ñu naan Penku Side Papa Nara Nara job boobu noonu comment ça a été yàgg staff bi ba nga réussir loolu ba sénégalais yi xam la ba nga bëgg a dem ci beneen étape. waaw parce que man li ma constaté mooy game pour nga exister ci def lu kenn defut la quoi def lu kenn defut la rap mënoo fee def ci rap mënoo rabee nu kenn rabewul mënoo wala peut-être génne projet bu génn projet mais bu kenn génnewul mais defin ni day wute quoi donc am na ay defin yu ma def yoo xamante ni man maa ko créé te def sama staff dañu nekk ay éléments yoo xam ne man damay concurrencer ak ñoom parce que staff machine la boo xamante ni duñu xaar duñu toog tout le temps dañu xool nan la ñu def ba Nara P décrocher ay concert ba Nara P jouer ci festival yi ba Nara P productif donc kooku noonu boo leen xaaree yow tu seras en retard par rapport ak ñoom donc damay def de telle sorte que damay créer ay affaires yoo xamante ni ñoom dinaa leen permettre ñu mën a liggéey parce que voilà j'ai une grande machine derrière moi boo xam ne ils sont dynamiques te dañuy job donc ñooñu du ma nanguwaan nu ko kaa ñu raw ma donc concurrence la sama diggante ak sama staff quoi donc ñoom ñoo ma ci jàppale ba tax liggéey bi di gën a mucc ayib di jàpp ci communication bi de telle sorte que point de vue bu génnee day daj Sénégal wërngal këpp ñëpp a ciy jot te ñëpp a ciy gis seen bopp. parce que point de vue bi on a vu que ne lépp li ngay wax actualité la lépp li ngay wax ça concerne nous tous nous les sénégalais yi nga xam ne surtout ñu nekk sénégalais lambda yi mais nga def point de vue bi génn ci. su ma juumul da nga say pare après nga def benn single bi nga defee single bi après si nga indiwaat ay freestyle yoo xam ne après sénégalais yi dañu ne waaw kii moom fu muy jëm ak ñun yàggul dara ñu dégg ne Nara mu ne dafay defar benn album tuddee ko Kirama mais Nara Kirama diisul ci tout. waaw non ñun loolu la ñuy defar lu diis rek parce que Kirama moom sax dafa sori
parce que Kirama c'est pour sauver le rap en tant que tel quoi donc Kirama voilà Kirama pour sauver rap bi la mais am na misaalu Kirama ci lañ nekk tembe nii enregistré nañ ko ba pare discuté nañ ci def nañ planning bi xam na nan lañ koy organiser xam nañ nombre de spectacle yi ñu ci def am nañ nombre de titres yi kale nañu date yi donc xam naa ni d'ici peu affiche bi dina génn pour misaalu Kirama daj donc misaalu Kirama benn projet la boo xam ne ñam as lëf lay doon comme projet dev bi génn temps yi bi dev bi nekk Penku Saay dëkk Mbour donc ñam as lëf lay doon loo xam ne 7 titres lay doon ñu génnee ci beneen facette beneen xeetu rap déglukat yi gis beneen xeetu naar pi boo xamante ni voilà musuñ koo xam parce que artiste moom dafa lu bëri luy nelaw ci yow donc à chaque moment boo amee ay influenceur boo amee ñu lay gëmloo sa bopp am boo amee ñu lay wax ni yow lii mën nga ko def ko chaque fois da ngay surprendre nit ñi donc misaalu Kirama dina ñëw te dina am lu surprendre nit ñi donc Kirama après misaalu Kirama lay doon incha allah. donc Kirama dañ koy jege à Kirama di ñëw misaalu Kirama bi moom moo nekk en cours nii moom la ñu prendre en cours moom la ñu def moom la ñu enregistré barki dem la ñu jugee gàll ji bi daal di def benn réunion bu ndaw xool planning bi dressé nañ ko ba pare donc sortie bi rek moo des te sortie bi incha allah décembre dina génn te Kaolack incha allah lay génn te du génnee neen buy génn du yomb. yeah incha allah. yeah donc pourquoi nga choisir tuddee ko misaalu Kirama xam nga boo waxee Kirama rek dafa rëy nga boole ci misaal te Kirama ñëwagul donc loolu lu tax lan la dafa am looy war ne mu ngi si ginnaaw mu ngi ñëw wala. waaw parce que misaal moom mooy signifier genre prédiction misaal mooy signifier loo xamante ni da nga koy bàyyiloo xel nit ñi par exemple sëñ bu mag bi pour mu wan ni tubaab yi ne moom am na cër ci yàlla dafa leen defal misaalu julli ci géej. donc loolu am misaal la rek ci li nga xamante ni cër boobu la am ci yàlla donc misaal bi moom mooy Kirama dina diis dina doy waar donc misaal mi mooy dinaa def comp boo xamante ni dina la bàyyi loo xel ni misaal bi xaaral ma xaar ba Kirama xaaral ma xaar comme misaal bi nii la mel bàyyil ma xaar Kirama bi doon parce que loolu défi la pour man lu yombul la ci artiste parce que misaal bi je sais que ne dina nice donc reste à savoir Kirama bi nan lay mel parce que lu nice trop moom moo ko war a succéder donc dinañ def lu nice et dinañ def suñ kéemtalaay kattan ba def lu gën a nice loolu. di nga def lu nice boo ñu ko waxee dañ koy gëm parce que ñun ay melomaan lañ te xam nañ aussi cafka bi fan lay jógee donc def nga loo xam ne aussi à chaque fois yaa ngi wane ne da nga bokk si hip hop bi te yaa ngi koy wane tout récemment def nga benn show boo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo toogoon suñu kër di seetaan période Covid 19 bi kontaan nañ dégg nañ projet boobu noonu comment ça a été ba ngeen réussir ko parce que on a vu que ne am nga staff bu soudé am nga staff boo xam ne am nañ l'art de parler mais am nañ l'art de rechercher des fonds ñëw buñ ko indil la ko ba pare jàppale la mais staff boobu nan la demee parce que tamit loolu la artiste bi soxla parce que artiste bi produit la dafay mel ni tey jii ngay def benn marketing rek léegi nag artiste bi dafa am ñu nekk si ginnaaw mais on a vu que ne Penku Saay li fa nekk dafay jaaxal ñu bëri job boobu nan la demee ci biir Penku Saay. waaw je profite de cette occasion pour lancer message ak artistes yi aux artistes parce que artistes yi foog ñu xam ne mën rap kese doyul donc Sénégal ñi fi mën a rap kenn mënu leen compter. dafa am ay jeunes ay rappeurs yu fi nekk ils sont pétris de talent mais mën rap kese doyul foog nga ñu am sa jot te Penku Saay dañoo am nañ sama jot quoi sama machine bi ne sama ginnaaw am nañ sama jot donc ay nit yoo xam ne lañ chaque jour dañ may surprendre chaque jour dañ ma point Covid show bi c'est venu comme ça donc voilà Latir moo ci job bind projet bi ne ma lii laa gis lan nga ci xalaat ma ne ko dara lu dul ñu def ko parce que lii c'est très nice parce que ci moment corona la ñu nekkoon kenn mënul woon évaluer kenn mënul woon def spectacle ni rien donc li nga mën a def mooy ay spectacle yoo xam ne c'est virtuel donc ñoom partenariat ak DTV def projet bi présenté leen ko mu nice ñu accepté ko ñu def show bi invité ay gars def ko comme concert boo xam ne huis clos lay doon donc bi ñu ko defee gars yi apprécier nañ ko te man je suis un artiste boo xam ne def concert moo ma gënal def son parce que man je me sens à l'aise yéeg ci concert def live def luy dund wane sama bopp wane ni man du ma rapport studio kese parce que dafa am solo boo demee sur scène da nga war a def de telle sorte que ñu xam ne artiste bii nii c'est un artiste plein moom mooy li muy def ci son yi mën na def lu raw loolu ci spectacle yi donc looloo tax ma gën a farataal show parce que nit bu lay gis ci kaw scène melokaan bi mu lay gisee ak ni mu lay gisee ci vidéo yi du bokk donc bu ñëwee ci di la seetaan ci spectacle bu ñëwee dafa war a yóbbu dara comprendre donc looloo tax ñun man sama staff dañoo farataal loolu donc dañuy def tout ce qu'il faut pour bu ñu def spectacle mu nice quoi gis nañ ko ci franchement parler te dañ lay ñaan rek mu gën a yokk incha allah Naare yaa ngi koy wax léegi mooy ne artiste bi dafa soxla staff bu nekk si ginnaaw boo xam ne fu mu jaar dañ ñaan kii kat jaar na fii nii mais ces temps-ci li ñu gisee li nga xam ne mooy game hip hop Sénégal
yow en tant que artiste en tant que benn jeune talent on peut dire boo xam ne mu ngi ci yoon te mu ngi ñëw te ñu bëri koy bàyyi xel parce que à chaque fois bu ñuy cité parmi les meilleurs dañ la siy boole ban conseil ngay jox sa morom yi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw aussi ñu ngi ñëw. waaw kan rap bi kenn moomu quoi déglukat yi kenn moomu leen da ngay def lu concret ñu jël ko c'est-à-dire li gars yi lu ñu foog am na ci solo mooy machine bi ñoom li ñuy woowee bralon non du bralon xam nga la nit yu am sa jot la. bralon bi nit ñu am sa jot la nit ñoo xam dañoo nekk sa ginnaaw duñ la bàyyi nga xalaat pour ñu voilà pour ñu appliquer non dañuy xalaatandoo ak yow loolu mooy bralon artiste mais bu ñu foog ni par exemple ñi nga xam ne jot nañoo am visibilité non dañoo am ay grand yu am doole yu am xaalis yu leen di jàppale non c'est loin de là sa talent la ak ñi am sa jot donc ñi am sa jot bu ñu poussé bee sa talent jàpp ci sa communication yóbbu la foo xam ne soxla nga ko c'est-à-dire artiste tu peux pas être au four yow mu ne lenn nga mën sa xel nga am ak sa plume bindal nga def xalaatal ay projet ne leen lii laa xalaat ñoom ñu dox ci donc loolu moo am solo il faut que ñu productif il faut que ñuy xalaat di leen proposer par contre ñooñu ñuy proposer ñoom ñoo war a di proposer back comprendre nga duñ la seetaan rek yow nga nekk ci tu vois donc loolu dafa am solo ñu job man mënuma gëm artiste boo xam ne da ngay xëy toute une journée doo bind 4 mesures toute une journée doo bind son man sama philosophie loolu saa yu ma xëyee balaa jant weesoo damay bind son parce que sama job la mooy sama liggéey Ange Kokis daf ma koy wax parfois sama brother maa ngi koy siyaar xam nga dafa naan ma yow Naara da nga am fit yow rek laa gis nga toog ci télé naan rap laay liggéey mais parce que rap laay liggéey mais parce que rap job la mais parce que il faut que ñu faut qu'on apprend à se faire respecter ñu xam ne ñun dañu liggéey lu am solo la ñu liggéey muy wax te wax dafa am solo ci réew mi donc ñëpp xam nañ ne wax bal la bu génnee mën na gaañ mën na defar ñu jël risque liggéey wax donc loolu liggéey la rappeurs yi ñu ngi fi ñoo fi nekk di feesal stade yi rappeurs yi ñu ngi fi ñoo fi nekk di dawal ay oto yu mool rappeurs yi ñoo fi am ay soxna responsable am ay doom dugal leen ci école yu baax yi ñuy jàng for real mais rappeurs yi ñoom ñooy teewal Sénégalais lambda bi mooy kuy def loolu boo dul liggéey lan la donc sa liggéey da nga koy respecté joxal gëdd sa liggéey boo génnee amal image bu ñu lay respecté loolu moo am solo pour ñu ñuy bañ a woowee ay animaux parce que man tur boobu laay bañ a dégg ci game bi ay acte d'animosité la ñuy def dañuy saagante dañuy xeex non loin de là on est des responsables ay nit la yoo xam ne léegi nag ku ci nekk sa liggéey am na nu muy doxee ñi nekk ci bureau yi am na y a ces actes d'animaux yu fay am yoo xamante ni ñoom dañ koy subir seen biir seen mais parce que dañu respecté seen bopp moo tax génnul mais nag ñun suñu liggéey dafa am lu mu laaj liggéey bi am na clashante liggéey bi am na nga gis loo xam ne jaaduwul yow d'accord ci nga wax ko donc hip hop nag dañ ko adapté selon suñu réalité ñun gros mots yi mën na ñàkk Sénégal donc am na ay façon de parler yoo xam ne hip hop moo ko moom slang la mën nga def say gros mots ci son yoo xamante ni voilà ñenn ñi dañ comprendre ñi nga xam ne sont restés scotchés ci hip hop bi c'est des mélomanes parce que dafa am ñaari public yu ci nekk ñu naan dafa nice ak ñi naan dafa neex donc ñi naan dafa neex ñoom seen yoon nekku ci leneen la ñuy xam musique bi nice na ñu ngi koy fecc ñi naan dafa nice ñoom ñooy comprendre c'est quoi kii lan mooy contenu bi lan mooy contenu son bi ci ban angle lay waxee lii mu wax lii moo tax mu wax ko ñun ñooy comprendre donc ñun dañ comprendre ne kii lii la wax donc bu ñu mënee di gën a déguiser paroles yi di ko gën a wormaal waaw parce que day dugg ci biir kër yi dina gën a rafet voilà donc loolu laa loo am lu may wax. wax nga ko nga ne artiste bi porteur de voix la artiste bi buy wax benn mbir war na ko bàyyi xel bu baax a baax Naar ñu gis nga am ci taxawaay bu rafet par rapport say freestyle yi ngay def say point de vue yi ngay génnee à chaque fois da ngay taxawal sénégalais lambda bi nga xam ne bu waxee kenn du ko dégg mais yow artiste nga boo waxee nit ñi dégg la gis nañu réew mi lu fi xew ci affaire yu bëri en tant que artiste sa position en ce moment là lan nga gisee li nga xam ne réew bu mu ngi koy doxee suñu frères yi dem ci gaal bi yenn ñàkk liggéey yenn coow yi jàppal fii jàppal fee dëmmante bi bëri ci réew mi mais nan nga gisee loolu en tant que. bon doy na waar parce que vraiment c'est désolant quoi ñu am gouvernement boo xam ne mënul apporter solution ci situation et puis ñu ne yow yaay suñu njiit donc à quoi sert nga nekk suñu njiit boo xam ne mënoo apporter. solution ci situation nga seetaan ba plus de 480 jeunes dugg ci gaal gi dee ci parce que lan mënuñu fi toog di xool seen yaay ak seen papa amul lu ñu leen jox di am ay doom am ay jabar mënul lu ñu leen dara tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire c'est plus que dur quoi fi mu toll dafa jéggi dayo
comprendre nga fi ma expliquer donc li ñu war a bàyyi xel mooy jeune dafa am solo ci réew jeune moom moo yor ëllëgu réew mais ce qui est désolant mooy ñun amaguñu président sénégalais amaguñu président sénégalais ay président yoo xamante ni voilà ay tubaab yu ñuul lañ ay président présidé ay président yu ñu jiite koo xam ne boo joxee décision c'est parce que dañ la jox ay instructions loolu moo am Sénégal et puis c'est très désolant kaaw transhumance bi nag jarul wax waaw parce que vraiment xam nga Idrissa Seck bu jógee fële ñëw fii xam nga keneen ak keneen loolu du débat quoi vraiment parce que voilà. mais en fait attends c'est que transhumance Sénégal ci politique rek lañ koy wax mais même seen game bi suñu game bi autant pour moi am na ci am na rapport yoo xam ne dañuy transhumé da ngay gis gàcc mu jógee penku side dem beneen lawee la. non mais en fait booy xool bokkul. non booy xool bokkul parce que loolu choix perso la quoi par exemple ki nga xamante ni dañoo jël suñu carte yëpp boole ko fal ko ak ki nga xamante ni dafa taxaw ci kaw nekk chef de l'opposition sénégalais lambda bi yëpp sénégalais bi nga xam ne gisul boppam ci gouvernement bi yëpp ñi ngi ànd ak moom nga jékki-jékki wor leen non loolu yow da nga trahir tout un peuple mais bu fekkee ni ci kaw hip hop bi la mën nga nekk ci label par exemple ma nekk penku side xam nga jékki-jékki non loolu sax du ma ko wax ay du ma wax loolu laay la penku side sama kër la ma nekk beneen label gis fa lu ma neexul gis fa yoo xamante ni ma dem seeti leneen loolu choix wu artiste bi la quoi waaw mais am na beneen transhumance bu am ci rap bi mooy nit ñi dañuy def rap léegi bàyyi rap dem def leneen tuddee ko rap ku ci nekk am nga droit def li la neex mais tuddee ko ni la neex comprendre nga aw ma benn problème ak rappeur buy def rap bu nuroog mbalax aw ma benn problème ak mbalax parce que mbalax suñu musique locale la ñun mbalax la ñu am mais c'est-à-dire il faut qu'ils arrivent à identifier genre musique yi quoi donc musique bu ci nekk dafa am genre am mën na am cross over yi mën nga jël hip hop ab ay mélodie yoo xam ne doomi réew mi lañ tama doomi réew mi la yeneen ak yeneen doomi réew mi mën nga jël classique def ci tama mën nga jël sa spirit boo xamante ni voilà yow yaa créé sa refrain tëgg sa beat selon toi moo am rythme boppam rythme boo xam ne hip hop la mais mën nga emprunter ay mélodie yoo ci def ça reste hip hop donc keneen koy def leneen na ko tuddee leneen am na leneen tamit am na ay waykat yoo xamante ni ay rappeur lañu mais léegi ay chanteur lañ aw ma problème ak ñoom mais ce qui est sûr mooy dafa am waykat am rappeur buy way bu fekkee ne da nga nekk rappeur buy way tuddeel sa bopp rappeur buy way bu tuddee sa bopp waykat parce que way dafa am mën a way dafa am neex baat am mais rappeur bu fi toog ne da ngaa mën a way ñu tegal la parce que boo mënee way ci doit être en mesure de luñ la tegal nga way ci ne la yëkkatil octave yi nga dëgaame kersal loolu c'est-à-dire rusel la war a doon ci yow man de damay way mais du ma waykat rappeur buy way laa léeg-léeg ma way ci son parce que voilà mënoo nekk artiste di priver sa bopp ne non je vais pas chanter ou pas dafa neex te musique moom c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille donc nu mu gën a neex gën a baax mën nga def rap bu engagé mu neex man ak maestro def nañ fi benn son barki dem cunga voilà cunga day wax ak PD day wax ak góor jigéen et pourtant góor jigéen yi mun nañ ko fecc te pourtant dañ leen di clash. si say sound ku xamul hip hop danaan yow da ngay rap mbalax ngay def quoi ni ngay rapee dafa gaaw mais il faut nga xam hip hop réellement pour xam kii lu muy wax tey jii nii mun nga def hip hop te doo ko yàq. c'est vrai mais bés boo mbalaxee gajaga dana la rey. non mais en fait parce que peut-être comprendre non gajaga moom xam nga moom gajaga yi ma ko ne xam na lan laay def exactement man li may def xam nga lan la Yandé Codou bu ma booleeg Nina Simon la Yandé Codou bu ma booleeg Jay-Z la mooy par exemple bu ma rabee Sénégal déglukatu rap bu ko dégloo dina ne ok kii mën na rap et pourtant rap Galsen lay def mais di nga ci dégg loo xamul mais bu ma demee fële ne Jay-Z moom dégg mu may dégg may rap dina xam ni kii dafay rap li muy def ni rap la tudd mais mi ngi ciy dégg lu mu xamul donc man damay def rap bi ne fii ak rap bi ne fee donc boo ko boolee day nekk naa rap yi loolu sama yëf la mais c'est loin d'être rap mbalax wala taasu ou quelque chose comme ça boo ma tegee les classiques dama ci rap nga dégg ni kii dafay def real hip hop boo ma tegalee drill dama ci rap selon moi. Naara après point Covid show bi Naara kañ ngay dem Kaolack def benn événement boo xam ne say fan ci Kaolack dañ koy xaar wala kañ ngay def benn show fii Dakar say fan ci jógee Kaolack ñëw seetaan si. waaw événement boobu moom c'est déjà calé mais comme man moom yenn saa yi damay wax di annuler te annuler comme suñ projet la bokk mais annuler yëpp c'est pour que mu gën a nice
donc c'est pas parce que damay annuler parce que dama leen a yab non damay annuler parce que dama leen respecter parce que dama respecter seeni nopp parce que dama bëgg ñuy dund ak man lu original à chaque fois donc loolu kale nañ ko ci décembre bi dinañ génnee suñu misaalu Kirama dinañ ko génnee Kaolack bëgg nañ koo génneeg show incha allah bëgg nañu def concert ci décembre bi Kaolack ci loolu la ñu nekk actuellement ñu ngi ci confession yi def nañ titres yi ba pare 7 titres yi kale nañ ko donc def nañ planning bi dina am tournée nationale bon Kaolack lay commencé loolu moom maa leen ko dig te incha allah ci kàttanu yàlla am naa yaakaar ne dina ànd. Nara gis nga émission bi neex na trop parce que tamit mënuñ fi nekk di wax lan ngay jox say fans yi nga xam ne ñooy bàyyi xel Dakar Live di ko seetaan benn freestyle 30 secondes wala 1 minute après nag nga tàggatoo. bu may rap damay mel ni ku sax laaf liberté à la naissance piidu picc mu rëcc ci kaaf bu may rap seetlu woo may mel ni ku am taf du may kaaf damay rap ci fula Omar Daaf defal gaaf man ak rap wiluk shaap benn xet lañ am ni degeg caaf man ak rap pako teg ginaar la suqi saaf bi mooy beneen xeetu rap la bu ngeen xamul agaat naaf na ñenn ñi fokk ñenn ñi ay ca na gem bi neex li ram na dugg ci ñag bi duggal xool ndax tool bi booyul ku fa fekk buuru Saalum da ngay muñ ba jamono neex na coow li jëpp keel siri stand up ragaluñu yooyu du ma xëccoog yow business yàllaay sama sponsor bu njëkkante woon horizon rappeur yëpp xëy woor baataral record yi man xol yaa ngi may vue bi beneen xeetu rap la outlaws rap de rue yow xeexoo da ngay miime John Cena sa projet Guana la amul ndaw pour jekk ji la buñ jaamarloo ci flow mawti jël si la rappeur yëpp a mën a bind ne leen mbir mi mën rap tam ci la sa nice ah kontaan nañ trop. la ngay tàggatoo nag. waaw yàlla jaamu yàgg rek xam nga nguur gi xam nga pour une première fois ñu wut solution ci situation bi comprendre nga parce que jeunes yi soxla nañu liggéey li may wax rek kenn bëggul sa doom di dugg ci géej gi di dee donc ku bàyyi sa doom mu dugg ci géej gi parce que sonn nga donc nañu wut situation nañu wut solution par rapport ak lii di xew ci réew mi parce que voilà neexul tamit. voilà loolu laa am lu may wax di jaajëfal voilà waa Dakar Live di jaajëfal Pape Ndene sama mbokk Saalum bi respect for you Penku Side for life. ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm aussi tamit waa Penku Side yëpp ku lim da ngay juum Naar Papis Ndoy gaj moom bon dañ koy yàgg a gërëm quoi ba ñuy nekk booy la ba léegi donc amatul luñ koy wax quoi c'était Pape Ndene à la présentation di leen jox beneen dox daje seen numéro Galsen Generation fii ci Dakar Live one love gars yi jaajëf.